7h40 sunu gan Habib Sy ancien ministre PDS salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Babacar. di la gërëm ci teewaay bi. tànk yi nag ak invitation bi li ko waral mooy xew-xewu opposition bi tey ci ngoon marche de protestation doxub ñaxtu ci Ndakaaru tàmbale ko fay ñuy wax place de l'Obélisque woon te tudd léegi place de la Nation wutali rond-point RTS ngeen ni contre les dérives buñ koy tekki maanaam ne ngeen am na yu jéggi dayo yu Macky Sall di def jamono ji moo leen taxa wàcc ci mbedd mi tey. waaw Babacar gannaaw buñ leen nuyu mbokku Sénégal yëpp li nga wax dëgg la li tax ñuy def suñ doxu ñaxtu tey dañoo bañ kii nga xam ne mooy Macky Sall taal réew mi danaa wax lu tax ndaxte dafa mel ne moom daal ku yore almet di ko fooye ndaxte réew bu fekkee ne yow dañ laa fal la ci ay charte yu leer nga nekk président du Sénégal ñëw ba jëmm jamono nga ne man daal loolu nga xam ne ci lañ ma falee woon wóolootuma ko naa ko soppi def leneen loo xam ne lii moo ma arrangé li ko arrangé mooy lan mooy d'abord kii nga xam ne moom mooy ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye di responsable politique ci parti sa mbokkum Jolof di sama maire ñëpp xam ko fi mu faree mu wax adduna yëpp dégg li mu wax ne moom li ko yitteel rek mooy Macky Sall falu ñu ne ko waaye président du noonu yëwit yow bañ lay fal dañoo faboon koo xam ne kii farewul fenn te dee njaaxaay ñu ne ko yow yaay doxal élection yi noonu nga ñëwee ci pouvoir Abdou Diouf noonu la ñëwee ci pouvoir waaye goreel nag yëwit sàllam li nga xam ne noonu lañ la falee woon teg ko fi rek boo lekk si biiree bu la askan wi yaakaaree fal la ci mu ne déedéet man du ma def loolu de ñu ne ko waaw baax na mu ne la sax léegi yéen ñëpp mënuñoo nekk candidat élection présidentielle am na ñoo xam ne daal jaaxal nañ ma lool te buñ ma dëkkoo mën nañ maa daan kon naa def ay paxe dugal leen ci kaso bi muy Karim Wade. dégg su ko mu yëkkati biral kàddu yi ngay wax de. waaw xam nga moom du looy def rek da nga koy wax ñu ne ay magam jëmm nañ xam nañ ni politique di doxee xam nañ ni état di doxee boo defee ay jéego danañ xam fi nga jëm yemul ci loolu mu ne ko dama lay génne réew mi ñu ne déet Khalifa Sall yëngatu nekkoon ci moom jàppale ko Macky Sall ba mu falu mu ne ko léegi daa mun loo moom sa bopp demal sa yoon boo ko defee danaa def ay pexe dugal la ci kaso bi li nga xam ne moo fi nekkoon pendant ñaar fukki at Lamine Gueye ba léegi mbirum Khalifa Sall gi li ci tribunal wane ci àtte bi mooy am na koppar yoo xam ne alali réew mi la des ko jëfandikoo ci anam wu jaarul ci yoon. waaw xam nga yooyu yëpp moom problème justice Sénégal dafa doy waar. mais ku xool affaire bi ni mu demee nga xam ne dafa bëgg seppi Khalifa ne ko yow doo nekk candidat élection présidentielle yemul ci foofu mu ne yéen ñi ci des nga xam ne bon fi ma nekk xëy na mënaguma leen a tëj danaa def li ñuy wax système parrainage ba ñi ngeen bëgg mu nekk ay candidat yu dëgër danaa leen faagaagal ba ñoom ñëpp duñu mën a nekk candidat parce que parrainage bi man maay contrôler sax li ñuy wax signature yi bu ngeen demee wut millions de signature ci réew mi tim bu ngeen ñëwee am naa ay pexe ne sew sa signature Habib Sy baaxut signature Demba baaxut man sama signature Macky Sall moo baax ak ki nga xam ne naa ko jàppale bu ko defee ñoom rek ñu nekk ci làmb ji bàkku. Georges Déthié est-ce que yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi woon PDS donte sax en 2012 am na ministre bi nga xamante ne ministre chargé des élections lañ ko duppee 2012 gii nii tax ba Macky Sall ñëw ci bopp réew mi avec Abdou Diouf itam am na leneen liñ fi tegoon mais est-ce que yéen nekk ngeen à l'aise ci débat bii nii nga xamante ne ab ministre warul far ci ab parti di organiser ab élection. waaw loolu de man boo ma laajee loolu Georges daf may jaaxal. parce qu'en 2007 am na li fi nekkoon. waaw mais am na li fi nekkoon 2007 biñ ñëwee lan moo xew ku nekkoon 2007 du général Niang. def soldat moo yoroon yëf yi farul kenn te dee njaaxaay ñu dem ba ci diggante bi ñu nommé ay ñoom Ousmane Ngom ak consort. ñu ñëw ba 2012 opposition ne ñun daal kii nga xam ne moom ci Abdoulaye Wade lay noyyee
du organiser suñu élection. muy Ousmane Ngom. góor gi na leen Dakar naa ci ak yéen dem jëli Cheikh Gueye indi yemuñ foofu. daal di créer ministère des ministère bi nga xam ne mooy toppatoo élection yi. mais ministère délégué tout de même. oui mais moo ko doon toppatoo yemul foofu ñu dem jëli tubaab yi communauté Union européenne jëli américains yi jëli banque mondiale jël opposition jël société civile ñi nga xam ne faruñu fenn ñu ne leen saytu leen processus élection bi. justement déglu ma wax rek buñ taxawee ci. non maa ngi fa Abdoulaye Wade def na leen. Abdoulaye def na leen. na ngeen am njàmbaar ak mattute goo xam ne gii na ngeen contrôler yéen ñi nga xam ne faru leen fenn ak opposition bi na ngeen contrôler élection yi fi muy doore ba ñuy proclamer résultat yi. buñ taxawee ci Union européenne googu. Union européenne googu ngeen xamante ne woon ngeen leen jamono jooju Union européenne boobu la Abdoulaye Wade doon ŋaññi doxalinam ci audit bee passé. waaw parce que dañ cee boolewul nit xam nga dañ leen daje li ko yàq cim réew mooy ñaari yëf ki war a bokk nga génne ko ak ki bokkul nga dugal ko. déet yéen a wuyu jiwul woote bi waxtaan ci lépp lu ajo ci wàccaayu élection yi itam. non ba ñu ñëw wuy ji dañu ne ko nim ñu wooyee xam nga booy wax ak ay nit say nawle da nga leen di nawle woo am façon boo xam ne boo leen wooyee mën nañoo ñëw wala boo xamee loo xam ne digaale nga ko ak ñoom àdduna yëpp teg ci bët nga wax ko nga jëfee ko parce que njiit dafa war di tënku ci kàddoom mais Macky Sall daf fi woote dialogue national ñu def ko ñun débat bu rëy boobu maa ngi PDS waxtaan ba Ablaye Wade parti bi convaincre ko na leen dem leen ci dialogue national bi ñu dem bi mu génnee Macky ci boppam sax moo wax ne bon léegi danaa def journée dialogue national danaa woo aussi quelques leaders yoo xam ne ci opposition bi wax ak ñoom et cetera fu mu mujj dara comme dafa nekk kilifa goo xam ne gi tënkuwut ci kàddoom sàmmul kàddoom ba pare dañu woo ci yeneen façon yi yoo xam ne yi tegganiwut ñu ne ko yàqit nag ñun loolu duñ ko nangu en tout cas li fi am mooy n'est-ce pas gis nañ moom muy def loo xam ne lii bu ko réew mi bayee mu wéy ci kenn xamul fu ñu jëm parce que foo gis ci Afrique boo demee tey Côte d'Ivoire la fa doon tàkk du pétrole élection la boo demee Mali la fa doon tàkk du dara nguur la boo demee Niger la fa xewoon du dara nguur la boo demee ci yeneen réew ñu wër yépp problème yi fa am du pétrole du diamant du dara nguur la wut pouvoir comme loolu nag moom mi ngi ko téye di ko foye. non ginnaaw mucc nañ ci yéen waa Laay Wàdd yi kay. waaw ci 2012. waaw yàlla mën nañoo dimbale ndax yéen. pexe mu ne ci wàllu politique ak. wàllu élection jéem ngeen ko fi 23 juin. mi ngi nii ci bopp nit ñi ba léegi. xam nga 23 juin mën nañ cee ñëwoon parce que gis naa yéen ngeen ci wax journalistes yeeg les hommes politiques ay consorts mais du ngeen laaj mukk ñun ñu nekkoon ci biir naan lañ ko dundee ak lan moo xew mais yooyu beneen débat la alors mais li am ba am mooy. moom acte yi muy posé yàlla xam na ne Ablaye Wade posé wuloon acte yu mel noonu nit ñi rek ñoo amoon seen perception ne Ablaye Wade dafa bëgg Karim Wade wutu ko extra te du dëgg mais moom dafay jëf fab nit ñi tëj kaso changé constitution bi nga xam ne moo ko faloon luy ndeyam mu dem na tey constitution bi wax na ne Sénégal bu nekk mën ngaa nekk candidat élection présidentielle mu dem soppi ko tey ne bala ngay mën a nekk élection candidat élection présidentielle il faut nga bind ci liste bi. parrainage yi nag am na ñu ci d'accord lool ndax bind ci liste bi doyul maa ngi ñëw doyul nit bind ba pare nga dem foqal ñu ko dindi na ko yow mën loo nekk ci liste bi. loolu loi ko wax di loi Karim Wade ngay wax. loi moo ni ku ñu tëj lu ëpp juróomi at mënoo bindu ci liste wote yi. waaye xam nga bi loi. ñoom ñoo koy wote assemblée nationale. loi APR loi boobu moo jiitu Macky Sall. loi boobu yàgg na de. mais non moom moo ko dindi ne bala ngay kii na nga nekk électeur ci fan la nekkoon. non Babacar li mu la wax ak li ngay wax bokkut. kon dama déglu bu baax. dama ni ku ñu tëj lu ëpp juróomi ati kaso comme Karim Wade moom juróom-benn at lañ ko tëjoon loi bi mu ne ku ñu tëj lu ëpp juróomi ati kaso mënoo bokk ci ñi war a wote. waaw xam nga yow Babacar Karim Wade lañ ci sepp rek waaye luy tolloog juróomi junni doomu aadama la mesure boobu concerné ci mbindu mu yees mi ci liste yi. waaw Babacar yow yaa dégg ministre de la justice kay li mu wax bañ tëjee Karim Wade ba pare mu ne mën naa falu n'est-ce pas. ba pare boo demee ci loi bi li loi bi wax foog naa li loi bi wax la ñu war a tënku. boo demee ci loi bi jàng ko bu baax waxuñ ne kenn kuñ tëjee enrichissement illicite mën loo nekk électeur mën loo nekk éligible waxuñ ko fenn moo tax Macky Sall dem changé waat loi électorale ne il faut nga bindu ci liste électorale yi comme xam na ne ministère de l'intérieur ministre moo yore affaire bi
nit ki dem bindu ba ñëpp teg ci seen bët mu dem gom ko faas ne ko mun la cee bokk. xam nga yooyu yëpp est-ce que confusion bi ngay indi ci sunuy boppu Sénégalais yi est-ce que c'est pas fait à dessein ndax yow yaa ngi wax loi bi nga xamante ne moo ne ku binduwul doo mën a doon candidat. te jamono ji biñ lay wax moo di koo xam ne tëj nañ la lu ëpp juróomi ati kaso doo mën a briguer suffrage Sénégalais yi loolu nag ci code électoral bi. Georges xam nga man droit laa jàng. defuma confusion. yéen a comprendre parce que yoon dafa sew bu fekkoon ne loolu la te ñoom wóor na leen loolu mu am lu tax ñu dem di soppi loi bi c'est parce que dafa am loo xam ne lii ñoom wóor na leen ne mënul am moo tax mu dem soppi loi bi tu comprends alors donc il faut que yooyu yëpp peuple bi xam ko rax ci dolli nag wax dëgg yàlla fale wuñ ko woon pour loolu problème mu ndox maa ngi fi tey Macky Sall président de la République man maa ko remplacé woon ba mu nekkee ministre de l'hydraulique bi muy jël pouvoir bi xamoon na ne 2012 buñ ko weesoo Dakar dana am problème mu ndox mi ngi may dégg xam na ko. yéen lu tax defu leen ci woon dara bala ñu. fay yegg si déggoo li ma la wax ñun def nañ des investissements ba 2012 googu moom xamoon na ne bi muy jël pouvoir buñ jàllee 2012 déjà waroon na def ay investissement yoo xam ne bii Dakar warutul am problème ndox. mais doxum ñaxtu bi ngeen di amal tey. voilà dox baax na ñaxtu baax na démocratie nu mu gën a rafetee rek gën a baax waaye est-ce que nekkul yéen a ngi xaw a perte temps tuuti ndax loi bi ngeen di ŋàññi loi bi promulgué nañ ko li fi des mooy outil signature outil parrainage. waaye xam nga est-ce que ni ko borom xam-xam bi ñu dégg sànq suñu focus politique bi waxee du noona mooy nu ngeen fexe ami signature moo gën di wàcc ci mbedd mi. mais dañoo ëpp xam-xam bay wax lu xam ne leen ñun gëmuñu ko. opposition bi dañoo xam-xam ñun xam nañ la ñuy def bu baaxee loi mën nga koo wote te doo ko appliquer bis bu jot ñu gis ko parce que loi bi la loi n'est pas applicable. lu ngeen ci mën fi ñu toll nii ginnaaw loi bi promulgué nañ ko lu ngeen ci mën. déggoo li ma la wax ñun lu ñu mën a def pour askan wi xam ne lii Macky Sall ak pouvoir am bëgg a def awul yoon ñu fab ko teg ko ci suuf bañ passé élection présidentielle yàlla moo xam ku muy fal ñu waxtaanee ko parce que ñun contre ñu li nga xam ne moom la ñuy wax tame pour candidat yi war a bëri bu baax n'est-ce pas li ñuy bañ sax ñoom bis nga fii ñu def Fall. Macky dafa ñu dugal ci ñaari campagne électorale yéen ñëpp xam ngeen ne bu candidat yi ni ñu toll ku nekk nar a jóg dugg ci réew mi dem wuti ay parrainage loolu campagne électorale la te ñeen ñëpp xam ngeen ne te mën ngeen a nangu te nangu ngeen ko xam naa ne. les campagnes électorales day wàññi économie réew lañ cay perte ci nga xam ne activité économie yi day wàññeeku ci réew mi bu ñuy def parrainage moo ëpp junni yoon li nga xam ne mënoon na ko def ci nangu nit ñi nekk candidat à l'élection présidentielle kenn musul gis ci àdduna foo xam ne dañuy def élection premier tour ñu ne nañ def ñaari campagne te comme du jàll premier tour ak ku mën a doon ñu nar a demati deuxième tour nekkaat ci troisième campagne électorale waaye loolu dafa baaxul ci réew xanaa loolu lu mu ñàkk xam-xam ak lu mu ñàkk xam-xam état ak ñàkk xam li nga xam ne noonu la gouvernement di doxee ak administration bëgg deuxième mandat waru ko koo jaral loolu lañ bëgg askan wi xam ko falee wuñ ko woon ne yow Macky Sall na nga fexe ba ay nit bëgg a nekk candidat élection présidentielle duñ ko doon. dañ na ko yow maanaam tontoo go sax li ma laaj sànq. waxal ma dégg la lu ciy pexe ci loi bi nga xam ne léegi moom kenn mënatu ko dindi lu xanaa ñu demaat ci assemblée nationale retiré ko xëy na. waaye fi ñu toll ni moom élection yi juróom-ñaari weer ci des Macky Sall promulgué na loi bi lan ngeen xalaat ci pexe ci élection yi da ngeen di dem wala du ngeen dem wala loi bi da ngeen di ërtal Macky Sall poñe ko ba mu dindi ko fi. dañ koy xoj magum ërtal danañ ko xoj ba loi boobu kenn du ko appliqué loolu mooy première condition. kii nga xam ne mooy Aly Ngouille Ndiaye ci naka nu ngeen koy xalaatee def. nii ñu commencé lu mel ne marche et cetera ak ay suñu pexe politique dañ ko def kii nga xam ne mooy ministre de l'intérieur de Aly Ngouille Ndiaye danañ ko kërtal moom Macky Sall ba kooku du organiser élection yi danañ ko ërtal ba ñi nga xam ne dañoo war a yore seen carte électeur mën a wote ñu dem wote ji parce que actuellement lu mat ñaari millions sénégalais ci Aly Ngouille Ndiaye lu mat ñaari millions sénégalais ci Aly Ngouille Ndiaye googu lu mat ñaari millions de sénégalais ñi ngi fii mënuñoo jot seen carte électeur man sama doom sax jotu carte électeur am ak ñeneen ñoo xam ne ay sénégalais lañu waaye loolu nag nekk fii et cetera nit ñi di ci teg seen bët il faut que ñu jóg wane ne loolu suñ naqar la woo ci askan wi
ku nekk métti lu ñu ne ko falee wuñ la woon loolu dañoo bëgg nga toppatoo problème ndox mi dañoo bëgg nga toppatoo njàngu xale yi dañoo bëgg nga toppatoo ku feebar mën a faju dañoo bëgg nga aar suñ doom yi ba duñ dem di dee ci géej gi di dee France ñu leen def ay jaam soxla wuñ loolu dañoo bëgg yow Macky Sall liñ la falee woon pour réew mi jëm kanam nga dox ko mais waxuñ ne la nga jël Karim Wade tëj ko kaso jël Khalifa Sall tëj ko kaso ne Habib Sy mënuloo nekk candidat à l'élection présidentielle loolu buñ ci toppee ëllëg si biir mën naa andi jëyee ci réew mi moo tax ñu ñaan kilifa diine yi nga xam ne suñu yaakaar lañ ñu leen wax régulateurs sociaux nañu wax ci Macky Sall société civile li ñu mën nañ ko def wax ci Macky Sall parce que lii moom laa leen wax sànq réew ñi nga gis muy am problème yépp pétrole taalu ko diamant taalu ko or taalu ko élection moo ko taal. ci Aly Ngouille Ndiaye laay dellu siwaat. oui ndax nee nga da ngeen koy ërtal. Macky Sall moom waaw Macky Sall mi ko fal. ci laay ñëw rek. ndax daa am ni nga xamante wax nañu ko sànq itam. ñoom nee nañu weesu nañu Georges. Aly Ngouille Macky Sall bi moom lañu bëgg a jël poñe ko. xoj ko Macky Sall la ñuy wax ak. mais est-ce que yéen da ngeen fàtte dem ci delluwaat 2007 Ousmane Ngom organisé élection yi donte sax ne nga Mamadou Niang. mais écoute yooyu yëpp ñun li ma la wax te mooy dëgg 2007 c'est pas une référence la référence c'est 2012 quand l'opposition s'est levée ne lii du yoon ñu teggi ko li nga xam ne opposition moom la bëggoon ak société civile 2012 ndax moo leen fi jëlee. moo ñu fi jëlee Abdou Diouf code bi nga xam ne mooy code 1992 yéen ñëpp ngeen xam ko ci la ko Abdoulaye Wade jëlee ci la Macky Sall faloo waaye li la fal ba mu egg bu mat et cetera nga ne nag bon léegi man daal terrain bi nga xam ne moom laa doon footballé léegi daal bëggatuma ko wala maay rëddal sama terrain bopp maay jël kii organiser football bi maay jël ki nga xam ne mooy arbitre bi bu ngeen defee faute mu sifflé bu ngeen defut faute te mu sifflé parce que c'est moi le patron mais loolu mënuñu koo nangu c'est ça loolu rek mooy problème Sénégal dañoo bëgg ñun jàmm lañ bëgg. jàmm dong lañ bëgg. Sénégal jàmm moo fi xew mais booy jiite askan da ngay xam nature askan wi. loi bi daf laa concerné directement ndax bëgg ngaa nekk candidat doon nga ko fi laam-laamee bi nga créé Sénégal nouveau gannaaw ba nga génnee PDS da ngay maintenir sa candidature signature moom di nga ko ama léegi man parti laa yore. parti mu ngoog parti de l'espoir et de la modernité. yaakaaru réew mi. mais xam nga nag bon ku jàng droit nga ne ko loi bi da laa laal xam nga loi moom dañ ne moom ñëpp lay laal ba yewut kenn. même Macky Sall sax dafa considéré loi bi. man fii mu nekk j'ai fait ma déclaration de candidature li ma ci war a def yëpp danaa ko def pour nekk candidat de la République à la présidence de la République. parce que nag wax dëgg yàlla nag. commencé ngaa wut ay signature wala. duggaguma ci loolu parce que maa ngi xeex signature yi bañ a am maa ngi ñi nga xam ne ñoo ànd ci front bi moo tax ñu def suñu marche tey parce que Macky Sall nag wax dëgg maa ko dàq yore réew mi. ci lu wóor sax. waaw ci fànn yëpp nag. Habib Sy ancien ministre PDS yor parti bu beesam léegi gannaaw mu jógee ci parti Laye Wade bi yéen doog jàmm.